Welcome to sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international l'Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi, lii di émission bu bees tàq, l'info autrement di émission bi nga xamanteni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. Mbokk yi, Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa, l'Amazon international, la Linguère nationale. Di émission bu amul fenn, émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi. Dañuy faral di wax naan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf. Loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee, indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. Bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype Radio Sunuker. L'info autrement du fenn fudul fii si Sunuker ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma def fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek moo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëggu bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu day wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon
avec votre soutien, je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc, on a dafa lii yëpp ndax am nga payam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di lundi le 4 octobre 2021 soxna Rama Diagne assalamu alaikum wa rahmatullah. waaleykum salaam Ndiawar Diop yaa ngi may dégg bu baax parce que man dama toog boo xam ne maanaam am pour problème tam nekk yaa may dégg. ñu ngi lay dégg bu baax soxna si mbaa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah rabbil alamin maa ngi lay nuyu bu baax a baax di seet aussi Ahmadou Diop suñu naataango boobu di ko ñaanal yal na ko yàlla yëkkati di mu dellu seeg jàmm ak salaam ci rajo bi soxla nañ ko Diop soxla nañ ko voilà di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk biir Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu aussi waa diaspora bi comme niñ koy waxee di nuyu Sénégal boo xam ni dans le monde entier fu ngeen mën a nekk rek Rama Diagne mi ngi jaar ci rajo suñu kër di leen nuyu di leen ñaan ngeen yokku ba yëg ko yàlla sàmm leen yàlla musal leen yàlla may leen wërsëg woo xam ne wi di ngeen mën a dimbale seen bopp dimbale seen njaboot. amiin yaa rabbal alamin amiin. voilà maa ngi koy ñaanal. waaw di ñaanal aussi ñi nga xam ni ñu ngi ci hôpitaux actuellement dañu seen bopp dara di ñaan yàlla rek personnel yi nga xam ni nekk foofu ñu continuer rek xam ni jaamu yàlla la liggéeyu santé moom dafa bokk ci jaamu yàlla parce que tëdd mënul dara boo ko dimbalee rek dimbale nga di nga ci am ñaari pay non seulement li nga waatoon ni moom ngay doon ak li nga xam ne nag da nga dimbal la amour boo xam ne yaa ko koy jox mu di ko sentir ci fi mu tëdd ci lal bi mënalul boppam dara waaw di ñaanal aussi suñu mbokk yi nga xam ni suñu jëkkër yi suñu mag yi suñu càmmiñ yi suñu doom yi nga xam ni caabi féete na leen ginnaaw yàlla def ñu génne leen ak jàmm wala nekk ñu mën leen koo defal noo xam ni daal dinañ ci nekk à l'aise bañ a tànqatlikoo bañ a dankatlikoo ba ñu génne leen ak jàmm ñu bañ a def li ñu defoon ba di fa delluwaat amiin yaa rabbal alamin amiin waaye Ndiawar boo déggee may wax nga baal ma nde kon damay jooy waaye xam naa sax jooy naa ndeysaan massa Ndiawar dama la wax leen na pour nga xam ko yaay ju jur doom yaay ju jur doom rek yaay la wallahi doom yëpp ñoo leen jur wallahi Ndiawar ma am lu ma naqari lu la naqari ñun ñëpp naqari xale bu mel ni Cheikh Niass moom laay ko def naa Cheikh Niass moo ma tere nelaw Ndiawar fan yi am naa doom Ndiawar am naa doom te keneen am na doom wallahi Ndiawar lan la nda waa ji defoon di waa ji dem màggali mënoon na nekk màggali mënoon na nekk leneen waaye mu takk bagaasam ni mi ngi màggali Ndiawar solo na mu war a solo wallahi attention les émigrés solo na mu war a solo doomu jaamur la bu ñaawoon sax doomu jaamur la waaye xale bi yàlla dafa def ci moom nitu bët la ñëpp sax wax nañ ko ñi ko seede boo ko gisee da nga koy bëgg da nga koy sopplu ak ni mu solo Ndiawar muy dawal otoom yëpp doomam ci kaw fàtte carte grise am alkaati bi dajeeg moom ni ko carte grise s'il vous plaît permis s'il vous plaît mu jox ko permis mu ne ko carte grise mu ne ko dama ko fàtte daal di yónni doomam pour mu dem jëli ko waaji ni ko dama lay fourrière may yóbbu oto bi fourrière mu def nag yëfi tubaab ndax ñun fii bu ñu neexee c'est permis nga jël sa téléphone devant un policier ngay surveiller li nga xam ne lii moo am c'est pas interdit mu def ko kooko daal di gis boppam ma di leen yëgal ni xaw ma lu ko rey bu ma ko waxee damay nekk nit ku wax lu dul dëgg mais yéen waa diaspora bi def leen seen xel ni nitu Sénégal yi fi nga xam ni fa ngeen di dundale ay nit fi nga xam ni foofu ngeen cosaanoo su ngeen wàccee bu ngeen doxee sax ñu xàmmee leen ci seen solin ci seen waxin su ngeen ca bëggee boole nag li ñu jàng bitim réew maanaam comme ça non di ko jéem a filmer dañu leen di rey parce que les gens seen solin sax suñ ko xoolee ils vont évaluer kii daal lii mu sol
ñaata la Timberline la sol bu blouson bi lan la war a doon seen xol xëtti nga daal di ami noon ci saasi wallaay wax nga dëgg nga daal di ami noon mais Njawar on va dire quoi le gars man li ma ci metti ma tax ma bëgg a jooy dañ ko dindi loo rasta yi Njawar baal ma de waaw dañ ko dindi loo rasta yi Njawar mu dindi lépp teg te ci détention préventive la nekk jërëjëf Njawar waaw amul sax wax boo xam ne bii ñu daal di ni dóor ko mandat de dépôt dóor ko mandat de dépôt Njawar xale bu xamuñu lu xew ñu ngi teg ñenn ñi nee na après fa amoon glycémie bu yéeg kenn xamul doomu jàmbur dem na nii mi ngi dëkkoon Wakhinane Nimzatt nekkoon nag nit koo xam ni mi ngi wax sax de doomam yi dem leen kii affaire de góor la ne vous inquiétez pas affaire de góor la jàmbaar tëdd bàyyi fall la man loolu du dara amul benn problème yaayam nee na xamu ko ak feebar nee nañu feebarul xamuñ ko ak feebar léegi nag il paraît que il est décédé ca hôpital mais dañu gis ni taux de sucre bi moo yéeg mais Njawar qu'est-ce qui s'est passé ci biir fa mu nekkoon et pourquoi Njawar nous sommes des frères ñun sénégalais yi wallaay alkaati bi suñu mbokk la suñu doom la suñu jëkkër la mais pourquoi nit bi bu jógee bitim réew rek di nga am boo waxee sax ñu il faut rek daal ñu ne dañu koy jaay mooy ñun lu ñuy jaay wallaay yow lu ñuy jaay li ñu liggéey yépp ñoom lañ koy jox waaw Njawar lu ñuy jaayanteeg ñoom sa mbokk la dafa dem ñaanal ko yàlla mu tekki ndax bu tekkee lu mu mën a indi rek wallaay la day suqali suñum réew wallaay mais wax ji nag man xaw ma nu dee amee munu fekkew ma xaw ma bu ma tëbee tëb ma ni dañ ko rey danaa wax lu ca ginnaaw dëgg mais j'ai marre Njawar j'ai envie de pleurer dama am doom ju góor dama am ay rakk dama am ay adduna ay xarit ay doom yi jigéen nit dafa metti Njawar bu fekkee sa dëkk man nee naa la yenn saa yi sax man moo tax wax naa ñëpp ñi ma dégg nee naa leen bu ngeen demee dee leen wax olof dee leen wax daani bu lee parce que seen accent sax day énervé nit ndax nit a iñaan nit ki nga xam ne dafa nekk Amérique def fa ay année bu ñëwee ba wax ak yow ni la il faut mu wax benn mot boo xam ne welcome yow nangam du ko tey man mii di wax ak yow dama amee accent boo xam ne day génn te du ma ko tey yenn saa yi rajo bii moo ma dimbale ngir yàlla ma mën a retrouver waat sama kii mais bu njëkk bu ma ay bon mais je ne sais pas voilà quoi noonu laa doon waxee te léeg-léeg mu dam ma loolu day énerver les Sénégalais sur place Njawar dëgg la Njawar te il paraît que du moom kenn lañu ko mës a def man am na beneen waay bu ma doon seetaan live moom dafa lim ñañu rey dafa lima voilà ba ma jaaxle pour la ñuy reyante Njawar sunu biir ñun sunu biir sunuy doom ñunu neen la c'est nous dans nous benn bato bi la rek Sénégalais ba ca bitim réew ak ba nekk feneen ak bi nekk bi yépp rek ñoo bokk la preuve boo ci laalee kenn rek ñëpp yëngu tey jii man je me suis mis à la place de la maman te noonu it la sa yaay nekkee à la place noonu la yeneen jigéen yi nekkee à la place ñu ngi xaar nag jabaram ñëw eh bien ñu def autopsie bi et man je suis entièrement d'accord que ñu def autopsie bi bu ñu ko suul mukk te defuñu autopsie bi parce que dafay yomb lool day yomb lool Njawar bu ñu ko suul mukk te defuñu autopsie ak luñ ci mën a jëlee dem na mënatuñ ko am mais nañu xam exactement li ko rey te na nekk médecin boo xam ni bu sermenté la boo xam ni dafay jaar ci digg bi ñu xam lu ko rey bu fekkee dafa diabétique woon c'est simple di nga ko xam infirmier nga xam nga bu baax li ma la wax voilà loolu daal mooy li nga xam ni téye na ma ba mel ni man maa ko mat woon te xam naa téye na jigéen ñëpp ndax ay yaay la waaw di deuxièmement di wax ne octobre rose Njawar dugg nañ ci pour affaire cancer des seins boo kenn négligé maa ngi koy wax yéen ñëpp débuté nañ ko depuis vendredi na ñëpp dem parce que à certain âge ñun ñii di seen mën leen a jur sax man jot naa sama lettre fii en France cancer ça se soigne bu leen kenn bu ci kaw boo ko teelee yëg ko teelee yëg amul lu dul wér bu ci kaw bu ko teelee yëg waaye bul gis bouton rek ñu naan la ay jëmuj la yi soccant la déedéet na la ko médecin day na la ko médecin day man maa leen digtal loolu waa Njawar ñi ngi waxtaan ouverture des classes 14 octobre bii la ñu koy fas yéenee def au Sénégal
waaye ñu ne nag ñu ngi ñaan pour élèves yi bàyyi violence yi ñuy def seeni enseignants parce que man tama bokk ànd ci ñooñu aussi pour ñu bàyyi réellement enseignant du la jàngal xamal la xam-xam nga di ko régel wallahi wallahi voilà wallahi vraiment ñun de suñuy temps sañuñu ko woon man suñuy temps ñun soo ne maître balaa koy wax man maa ngi fàttaliku sama maître monsieur Mass Ndiaye xam naa gaañu na yàlla ko yàlla xare àjjana waaye buñ ko tuddaan rek ma ni cocc su ma ñemee samay ñi may jàngal da nga leen di respecté ba da ngay defari ñooy say kilifa quoi ndeysaan kon wallahi ñoom buñ defee ci yow xam-xam ngel la gaa yi mer maa nga feneen mer maa nga feneen wallahi di la wax aussi Njawar Dalifort am na lu fa xewati Dalifort ay tabax dal ba daanu na yaa 6 morts Njawar et 20 blessés weekend bi nag dafa tàng waaw 6 morts aussi Bel-Air voilà Tivaouane am na ñaari taalibe yoo xam ni ñoo fa lab ci bassin de rétention bi allahu akbar wallahi allahu akbar voilà léegi nag di la wax ni aussi gaa yaa ngi profité bu baax di yokk loyer yi ñu ngi profité bu baax di yokk loyer yi ñu jaamu ci yàlla ñoom xam nga ils aiment bien des occasions yoo xam ni nunu ko amee rek jaamu ci yàlla moment bi nga xam ni dañu sonn yokk nañu loyer yi ba gaa yi mënuñoo geesu ce qui veut dire que soo fayee sa loyer doo mën a lekk xiif bi metti na Njawar les gens de la santé infirmiers yi il paraît que certains infirmiers touchent 50 000 francs man loolu lañ ma wax président yaa ngi may dégg Njawar maa ngi lay dégg bu baax voilà administration xam ni ay bénévole lañu ñoom ndeysaan 20 000 francs neexal a Njawar santé nag bu fekkee boo demee ba infirmier xam naa ay aide soignant la ñuy doon parce que infirmier dina dépasser 50 000 waaye bu fekkee nag ay 50 000 Njawar c'est 76 euros c'est combien d'euros sax ça fait 60 euros 62 je pense bu bari la de voilà donc 20 000 francs c'est 31 et quelques loolu lu ci nit mën a def jànq bi nga xam ni sax moo nekk ci biir këram di miin na dooleem laa koy wax parce que je ne dirai jamais min daan duma ko wax ndax ñun ñëpp ay min daan lañu fu ñu nekk kooku dina toucher léegi minimum on va dire dina mën a am ba 75 000 Njawar mag ña nga xam ni dañoo liggéey di sa papa di sama papa di si papa ñëpp di sama di yaay ñu ngi attaqué IPRES parce que simplement pour ñu jot ci seen pension sax dafa doy waar ndeysaan pour ñu jot ci seen pension dafa doy waar lii metti na liggéey te ay yu ñàkk fayda lañ leen di fay ndeysaan doole gis paa yi dañ leen rang alors yëpp lijjanti woon nañ ko ba dawatul ñoo nekk ci buntu ba di rang defal leen ko num kiyee delluwaat nañ leen ca mbuumu gàcce ga ñi ngi kaas pour ñu mën leen a jox seen wallaay la ngir yàlla jox leen seen ñaq yi paa yi amuñu dara foo leen boot seeni loxo di dem ñoo yor seeni kër ngir seeni doom dañu judd rek nekk chômeur paa yi ñoo yor seeni doom il faut leur donner leur dû waaye pour jox leen seen di dañuy ñaq ba toote ba rang ba sonn du dëgg du yoon ku ne la nga liggéey dañ leen ko jox parce que paa yi ñoo dundal bunka yi ci biir kër gi Njawar le mois l'envers puisque ñooñu dañu dund rek retraité seen papa yi ñoo leen di yor Njawar ndeysaan voilà Njawar jàpp nañu aussi ñeenti nit kër sëriñ bi ndax dañ doon jaay garab pour yàq biir kër sëriñ ba ca Dakar waaw ay médicaments waaw dañ doon jaay ay médicaments mbir moomu nag Njawar war nañ ci wax vraiment parce que ñoom man je trouve que police foofu la war a wàcc ce n'est pas n'importe qui kenn ku nekk amul droit jaay garab Doliprane sax soo fa demee am na nun lay jaayee genn wàllu boîte bi du dëgg du yoon defoo santé doo pharmacien t'as pas le droit nga ni da ngay jaay médicament ce n'est pas juste formé wuñ la aussi pour ngay jaay médicament kër sëriñ bi ba ma juddoo ba léegi garab la ñuy jaay te léegi ma retraité daanaam bu yàgg sax wallaay donc il faut que ñu def descente foofu moom jar na raag ba ŋaay raag ba dugg ci biir déloger leen parce que ça ne mérite pas ça Njawar léegi nag am na benn hôpital bu le président de la République bëgg a def hôtel la bu tuddoon Mam Kumba Bang ca Ndar léegi nag hôtel bi ñoom waa Saint-Louis bëggoon nañu
ndeysaan dañoo amoon ay tolof ba benn waay bu ñuy wax Papa Diop moo ko jënd waaye Papa Diop mbiram mooy dafa bëggoon daal def ko benn hôtel boo xam ne digne de son nom en rivalité avec les hôtels Sénégal Dakar yi bien sûr waaye président ñëw na ni nañ ko def hôpital moom tamit waa Saint-Louis pourquoi pas bu dee ni dañ ko war a def hôpital certes hôtel bi yoon na leen indi affaire tourisme waaye nañu waxante dëgg tourisme loo fekkee bakken man loolu man bu fekkee moo ko def man signal naa ko foofu yes parce que hôpitaux dafa manqué kon bu ñu defee hôpitaux comme ni mu ko diggee inauguré ko defar ko dina baax pour les gens de Saint-Louis ak li ko wër ak li ko jege mais man Njawar damay xaw a nag jaaxle tuuti rek ma teg sama baaraam foofu lu tax rek Njawar àddina yi neex rek bu demee bay bëgg a jeex. lu waral àdduna. àddina di neex bu demee bay bëgg a jeex. wolof laa la wax. loolu tekki ko ma déglu. pourquoi léegi on pense aux hôpitaux maintenant. pourquoi. te xoolal lu ma la waxu rek. waaw. bu mandat yi di bëgg a jeex rek ñu doog a xalaat. bu élection di jege daal. pourquoi pas mënuñu ko woon teel a commencé. teg naa sama baaraam foofu. jóoba juba jërëjëf soxna Rama xam naa tey émission bu gàtt la ñuy def. ndax dafa am ay urgence yu ma war a lijjanti. mais aussi naqar gu tar gu metti. mu lié ak décès Cheikh Niass boobu. wallahi maa ngi yore sax benn élément boo xamante ne l'écrivain Birane Guène moo ma ko yónnee ma bëggoon ko teg tey ci émission l'info autrement bi mais xam naa ne du fi xaj parce que dañuy tàqali ko léegi du yàgg incha allah di observer comme moom une journée noire ndax tey sax nuyuwuma mais suba incha allah dinaa ci indi sama input suba bu soobee yàlla ci émission bi dinaa ci wax li ma ci xalaat mais soxna Rama boo gisee situation bii di daw ci Sénégal li ëpp tey joué ci émotion nit ñi ñàkk gu metti gi kese la soo ñàkkee ñàkk gu metti pour que nga civiliser dafay jafe parce que da ngay nekk ci situation de survie soo gisee ku am da nga ko koy iñaane li mu am ndax sa bopp nga koy yéene te mënuma wax ne loolu c'est humain mais boo yeggee ci extrême nécessité mën na la pousser ba ngay def loolu lu waaye am doo ko yéene sa bopp nga koy yéene parce que yow da nga nekk ci extrême nécessité nit ñi dañoo soxor lool jëme ko ci émigré yi ñu ngi koy tàmbali ci fen yu nu lay fen ngir nga leen di jox xaalis nga nekk bitim réew di leen yónnee ndax da nga leen a yërëm dañuy dem ba ci dugal ay fen pour lekk sa xaalis ay feebar maladie fictive wala imaginaire yu nu lay teg di la teg dil rek pour que nga jox leen xaalis noonu ngay def ba boo ñibbisee ci réew mi dañu lay bëgg a même forcer la main koo mayul mu mere la ku la respecté rek wala mu teg la fenn c'est parce que ça dépend ci ñaata nga koy jox ci xaalis diggante frère ak sœur yi yàqu am na si sax ñoo xam ne seen diggante ak seen yaay seeni waajur yi day yàqu ndax ñii ñëw ci seen yaay yi di leen laaj say yaay defe na yow attan nga ko mu dem ba yàq diggante yi ndax alal loolu day créer situation d'insécurité pour émigrés yi policiers yi xam nañu bu ñu jàppee le sénégalais lambda mën na am lu ñu moccaat ci moom mais boo doonee émigré nag dañuy bëgg multiplier ko par 10 surtout bu fekkee yow da nga bëgg maanaam sa droit yi nga am ci réew mi ñu respecté ko ndax dëkk yi ngay dëkk dañuy respecté droit yooyu yaa ngi wax ne bu la policier arrêté en France bu la neexee nga taal sa caméra c'est la même chose aux États-Unis loolu kenn terewu ko mën nga taxaw ci benn coin di filmer un policier dans la rue publique c'est pas en privé am nga droit boobu mais boo ko defoon tey Sénégal boo moytul ñu gaañ la wala ñu rey la ci pourquoi parce que policiers yi nga xam ne ñoom ñooy war a liggéey ci liy tax loi am ñu appliquer ko ci nit ñi ñu respecter loi bi sax laay wax
ñoom seen wàllu bopp du ñu def yoon moo tax bëgguñu ku leen filmer voilà. mais naqar dal na képp kuy émigré billahi wallahi parce que ku ci nekk yaa ngi xalaat yow bu doon yow la te bu doon yow la tamit loolu circonstance yooyu mën na am billahi loolu la ku ne la mën a dal nag malheureusement dans nos pays on croit que le malheur n'arrive qu'aux autres waaw am na lu ku mu dal rek kooku la dal man daluma bu ko defee yow pour que nga jug pour xeex xam ne y a une possibilité loolu dal la duñu ko def vraiment mais li nga xam ne mooy dal benn sénégalais te du yoon bu ci ñëpp doon ànd jug ànd ci ak fulla ak fayda ba na seet lan lañ ciy am ak yan honneur lañ ciy jëlee kon am na yu bëri yoo xamante ne day jeex bavure policière moom Sénégal la Afrique la fekk baax Afrique boo déggee booy rappeurs yi dañ lay wax ne policier day mën a dóore policier xoolal mënuñu am sax conversation normale ak nit lépp dañu def ne par force la maanaam xamuñu naka la ñuy fekkee benn situation bu tense ñu wàññi ko ba mu nekk situation jàmm xamuñu ko ñoom bu ñu ñëwee noppil lamb kii génn liif di dóore yooyu rek la ñu xam ñoom parce que wax na ko sax booy bi il faut ma yar ko il faut ma yar ko léegi nag gis nga nee nañ taux de sucre bi moom la ñuy wax hyperglycémie bien sûr loolu dóore mën na koo indi waaw dóore mën na koo indi ndax policiers yi bu ñu la jàppee di la dóor ñoom fan la ñuy gën a gis ñu lay dóor bu ñu la dóorlee ci kanam ci sa côte yi lañ lay dóor sa benn côte bi fa la sa foie nekk fa la sa pancréas nekk pancréas boo xamante ne day release loo xam ne mooy éliminer sucre pour mu génn sa yaram soo fa dóoree nit ba mu toj organe boobu mënatul process sucre génn booy dee lan moo lay rey sucre bu dajaloo sa yaram loolu c'est très facile à comprendre mais ñëw rek ne nit koo xamante ne amul diabète xamee wuñu ko diabète nga ñëw ne taux de sucre moom moo ko rey xëy na dafa amee crise mais lan moo ko causé amoon nañ fi waxtaan bu ma fi doon waxtaan ci affaire feebar yi nga xam ne nit ñi bu ñu demee Sénégal tak rek ñu ne biir buy metti la doon jàmbat bu ñu demee Sénégal kenn du def autopsie ku dee rek bu subaa ñu suul la soo empoisonné nit lan moo koy rey empoisonnement bi mooy cause bu njëkk bi waaye lii indi dee bi mën na doon arrêt du cœur mën na doon paralysie loolu mooy la finalité mais li ko causé leneen la ñun nag dañu naan bopp buy metti la doon jàmbat biir buy metti la doon jàmbat moom de xol bi la waxoon ne mooy metti mais yooyu mooy finalité yi nga xam ne moom la ñuy détecté ne moo ko rey mais lan moo causé loolu jug ba doon li koy rey foofu la questionnement bi nekk dëkk yu développé yi doo gis benn nit rek mu ñëw xëy suba ñu xëy rek ñu ne la dee na ñu bàyyi noonu fii ku dee ci kër ñu defal la autopsie c'est une obligation waaw parce que ñi nga dëkkal mën nañ la rey te ñoom sax même pour des études day tax ñoom ñu mën a xam parce que fii dinañ la wax ñaata nit ñoo fiy dee arrêt cardiaque ñaata ñoo fiy dee ci ay feebar yoo xam ne ay cancer ak sida ak lépp daal lu mu mën a doon dañ koy comptabiliser pour loolu rek day tax ñoom ñu def autopsie statistique yi ñun nag lu ñu gëm mooy dañu lay def dara ñu ne bopp bi la doon jàmbat biir bi la doon jàmbat tey xale boobu ñu rey mën na ci dóor mën na cee amee li ko rey ñu lay wax hyperglycémie bu ñu ko waxee ne comme que nous avons une population à majorité d'ignorants dañu naan xam naa sucre bi wala maanaam interprétation bu banal la ñu ciy def soxna Rama dinaa ci ñëw suba de incha allah bu soobee yàlla. incha allah mais faaw ñu tàggoo tey parce que dama am émergence maa ngi jéggalu ñëpp. émission bu gàtt la dama ko doon bañ a tëb. mais bu subaa incha allah ñu yeggali waxtaan wi nga xam ne moom lañ ci doon def bu soobee yàlla soxna Rama may jéggalu ñëpp di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot soxna Rama xam naa ba suba incha allah.
waa inshallah yàlla nañu yàlla wanale yàlla na yàlla xare àjjana Cheikh Niass ak képp ku ma fa fekk ak ku ko fa fekk ci barke Sëñ Touba barke Sëñ Abdourahmane Mbacké nous vous disons à demain même heure même port jërë ngeen jëf gaa yi jéggulu de seeni kër la sama gaa ñi dégloo ci Sunu Kër FM sunu rajo la